bërki démb rek la fi directrice nationale élevage jóge ñëw visiter parce que nee naa ko centre bi bëgg naa ko transformer ma am pàcc boo xam ne dañu fiy transformer lait ñu ngi koy def déjà mais bëgg naa encore ñu gën ñoo jàppale parce que période yi ñu nekk nii tey meewu bari na fi jigéen yi soo leen jàppalee ñu transformer meew def ko soow dinañ ci mën a am dara idée boobu moo ma animé ba tey jii ma defar centre bi di jàppale ay xale Saare Gilel fii di jàppale encore xale yi dëkk bi dinañu def fruits et légumes dinañu def céréales locales dinañu defar ay jus donc lépp loo xam ne dañ koy soppi mu nekk ay produits agricoles wala produits forestiers centre bi fii dañ koy defar donc en partenariat ak ONG bi ñuy wax VIS ñoom ñoo ma jàppale ba yàlla def centre bi tey ma mun ko tabax tuddee ko sama présidente nationale Khady Fall Tall parce que man maay présidente cellule régionale AFAO bokk ci bureau sous région bi fépp foo xam ne madame Khady Fall Tall mu ngi fay dem daf may yóbbaale bitim réew fu ne dem naa fa ci kuréelu jigéen yi dem jàng ci wetam xam-xam dem jàng ci wetam pour développer Tamba kon nag man en retour su ma ñëwee dama war a jàppale xale yi Tamba dama war a jàppale jigéenu Tamba su ma ko deful rek ñoom fayuma naar bi xoromam parce que xam-xam boobu bi nga xam ne maa ngi ko fay jëlee ci turu Tambacounda lañ may jëlee may dem di représenter jigéenu Afrique de l'Ouest yépp Afrique du Sud fu ne dama fay dem ay tournée donc man su ma ñibbisee war naa delloo xale yi Tamba njukkal ndax turu Tamba moom laa fay demee loolu moo ma animé ba ma defar centre bi di jàppale xale yi di jàppale jigéen yi comme ni nga ko waxee te du ñu joxe benn dërëm laajuma kenn benn dërëm ndax. maanaam ku bëgg a ñëw ci centre bi def formation. def ma formation laajoo ko dërëm. laajuma ko benn dërëm. day ñëw rek inscrire. nga accompagner ko ma accompagner la. seet ban filière nga bëgg. ma accompagner la ba nga am foo taxaw. jigéen ñu gis tey ñu nekk formation ñooñu naka la demee. waaw dëgg la mooy jigéenu Saare Gilel yi ak xale yi jigéen yi. comme ni ma la ko waxee rek. ONG bi ñuy wax GIZ. ñoom ñoo ma jàppale. pour ñu mun a former xale yooyu. parce que Ousseynou nit ne éternel. ñun dem nañu ñu ngi jël âge. donc ñun aussi dañu war a en retour. ñu jàppale xale yi. ñoom aussi ñu liggéey. loolu moo tax ma jël jigéen yooyu. boole leen ci formation bi nga xam ne chambre de commerce mu ngi koy def. ma boole xale yi jigéen yi aussi pour ñoom aussi ñu def seen formation ñu am seen métier. donc comme li ma wax rek damay delloo njukkal toujours Tamba. waaw comme ni koy xale yi di waxee servir Tamba et non se servir de Tamba. parce que comme ni ma la ko waxee damay dem fu ne di wax ci turu Tambacounda di défendre jigéenu Tambacounda yi kon lu ma fa jëlee rek war naa ko ñëw delloo xale yi Tamba moo tax ma jël xale yooyu yóbbu leen tey jii ñu ngi nekk en formation. gis nañ la tamit nga ñëw Saare Gilel ci biir fekk fa jigéen ñoo xam ne seen dund dafa métti jaaykatu charbon yi nga waxtaan ak ñoom. lu waral nga dugg ba cité charbon parce que bëgg wax ak jigéen ñi. waaw Ousseynou man damay dem toujours vers les femmes. parce que boo nekkee ci dëkk da ngay am seetlu. parce que jigéen yooyu damay daje ak ñoom ci ay milieu di daje ak ñoom ci ay marché. ñu yenu seen saaku këriñ di wër dëkk bi. di jaay charbon di ci am juróom fukk. di nga gis koo xam ne mu ngi boot doomam. yenu saaku këriñ. yendu di ko jaay ndax juróom fukki dërëm. boo xam ne dañ koy am bénéfice. ko defee bu ñu ñëwee ñu am lu ñuy jox seen njaboot. ma ne nag man damay ñëw envers jigéen yooyu. ma ñëw def fi centre bi. ñoom ñoo gën a nekk priorité. ci centre bi ma jàppale leen. ñu am métier boo xam ne. suñu defee métier bi. du ñu sonn. mun nañ ci am loo xam ne day ëpp lu ñuy am ci charbon bi. moo tax ma ñëw Saare Gilel. ak ci sa ndimbal aussi ndax da nga dëkk Saare Gilel yàqoo fi dara nga def jigéenu Saare Gilel yépp say jigéen nga leen di encadrer ma la ci nuyu di la ci gërëm au passage nga yombalal ma liggéey bi may toog ak jigéeni Saare Gilel yi parce que ci dëkk bi lañu dëkk ay sénégalaises lañu ñoom ak jigéen yi dëkk pont ñu dëkk dépôt abattoir ñoom ñépp a yem may ñëw di def ak ñoom ay programme 8 mars di leen invité ci suñuy activité ñuy ñëw ñoom aussi di bokk parce que dañ cee bokk te dañ ci war a bokk en tout cas man lépp lu may def damay yemale ñépp
parce que ñun ñëpp benn lañu. moo tax jigéenu Saare Gileel yi ma kontaan ci ñoom vraiment liggéey ak ñoom rëccuwuma ko parce que ñu ngi lépp lu ma leen wax daal dañ koy def fépp fu ma leen jaarloo aussi dañ fay jaar su ma leen yóbbee formation dañuy nekk ay nit ñoo xam ne ay exemple la ñuy nekk foofu tellement dañuy yem duñu def benn bruit duñu def dara vraiment ma leen di ci sant aussi di leen gërëm parce que di nga yóbbu nit ci formation mu am melokaan boo xam ne beneen yoon doo sawar yóbbu ko fenn mais vraiment mention spéciale ci jigéenu Saare Gileel yi. beneen wàll bu ñu lay gis ngay yëngatu muy les violences faites aux enfants aux femmes aux jeunes filles. waaw Ousseynou xam naa ne tey waxtaan bi dina xumb bu baax parce que boobu aussi dama siy yëngatu ndax maa ngi bokk ci kuréel boo xam ne moom la ñuy wax comité de lutte contre les violences faites aux femmes basé sur le genre. mais Marème violence yi bëri na Tamba. violence yi bëri na. surtout si temps confinement bi. li ñu jël en charge ci jigéen yoo xam ne. dañ leen violenté bari na trop. fii ci commune bi fii ci biir commune bi. violence bi bari na. violence conjugale bi bari na trop. chaque fois jigéen yi dañ ñuy seet si. violence conjugale bi lu koy gën a indi mooy violence économique bi. comme ni ma la koy waxee rek àdduna dafa metti ku góor ki bu nekkee ci biir kër gi. ndax nee nañu 20h couvre-feu na ñëpp ñibbi. dangay yàgg ci biir kër gi boo amoo looy jox jaboot bi léeg-léeg du ko comprendre. coow li commencé. nga jàpp dóor. coow li jóg. doom yi encore. loolu moo indi situation yooyu yëpp. en général violence économique bi. moo koy indi. moo tax it ñun jigéen ñi suñu ñëwee si ñun. dañuy dalal seen xel ñu accompagner leen. parce que yàlla def nañu am nañu ay partenaires yoo xam ne dañuy jàppale pour ñun aussi ñu mun a jàppale jigéen yooyu ndax mun naa wax sax Tambacounda les Tambacounda yoo xam ne ñu ngi Grenoble ñoom dafa maa di si soxo maa ngi leen di nuyu au passage ñoom aussi dañu fa def kuréel bu mag les ressortissants de Tamba yoo xam ne ñu ngi Grenoble ñooñu dañuy jàppale bu baax a baax ak F38 bu Grenoble aussi nga xam ne de partenariat bi dañ ko am à travers conseil régional ba léegi ñoom aussi ñu ngi ñuy jàppale donc am nañu partenaires yi nga xam ne aussi moom la ñuy wax INFP fi mu nekk ni ñu ngi dérouler benn activité boo xam ne boobu pour opération fistule yi la commencé nañu di ci liggéey ci Covid bi yow ci sa bopp gis nga ko les femmes victimes de violence ñu ngi leen di soutenir ci valeur wu presque mun naa wax 20 millions ndax gis nga keroog camion bi bu mu ñëwee ceeb ak dëwlin kit d'hygiène saabu dara desul les femmes victimes de violence fii ba Bakel fii ba Goudiri fii ba Koupantoum ñëpp ñëwoon nañu ñu jël seen bos ku nekk yóbbu donc ba léegi programme bi mu ngi continuer encore ndax ñu ngi ci programme boo xam ne pour réparer femmes yi nga xam ne dañuy am fistule ndax fistule bi dafa nekk feebar boo xam ne am na ci suñu région bi ñu ne lan moo koy joxe ñu ne xale yu jigéen yi nga xam ne moom la ñuy faral di jongal ensuite ñu leen di teel a maye muy mariage précoce bi boo amee grossesse précoce te nga sore kër docteur bu ñu forcer accouchement bi moom moo la koy jox en général te loolu dafa nekk maladie boo xam ne pour nga faj ko ay millions la suñu camp bu mujjee bi ñu ngi koy def Maka Koulibantang parce que dañ koy décentraliser dañuy dem ci biir département bi def ay activités plaidoyer def ay caravane de sensibilisation pour jigéen yi nga xam ne am nañu feebar boobu bu ñu tiit bu ñu ragal léegi dañ koy opérer dañuy indi ay spécialistes ay médecins spécialistes jëlee leen Dakar indi leen ñoom ak médecins yi nekk fii ñu bokk ñu faj jigéen yooyu te loolu aussi boo gisee liggéey boobu yomb ci ñun ñu nag waa région médicale ñun ñoo koy defandoo ñoom la ñuy liggéeyandoo pour liggéey boobu aussi mën a jaar yoon waaw maa ngi ci wetu xale yu jigéen yi aussi parce que seen kit d'hygiène yooyu nga xam ne chaque mois dañ koy jënd dafay cher donc am na formation boo xam ne waa INFP ñoo ñu jàppale encore ba xale yu jigéen yi dañ leen di jàngal nu ñuy ñawee kit d'hygiène bi ak ni ñu koy ranger ak nu ñu koy garder parce que bu fekkee ne garder wuloo ku baax ou bien nga jël morceau boo xam ne rek nga utiliser ko mun na la indil infection boo xam ne après doo xam naka la demee moo tax xale yu jigéen yi aussi dañuy waxtaan ak ñoom di leen ñaax di leen jàngal nu ñuy defaree kit d'hygiène yi aussi. kon
bu ma déggee jigéen bu ci mënti am feebaru fistule boobu mu bañ a tiit mu bañ a ragal. mu ñëw directement seet si leen. waaw mu ñëw directement ñu jël ko en charge. du fay non seulement du fay benn dërëm. dinañ ko faj ñun ñoo koy opérer. temps bu muy nekk hôpital yëpp ñun ñoo koy jox mu lekk ñoo koy jox mu naan ñoo koy jox fu muy tëdd. bu ñu ko opérer ba pare am na fond boo xam ne ma nga fa. ñu dañ lay accompagner. yaa xam bu dee da ngay jaay marché. wala da ngay ubbi boutique. parce que feebar bi dafa nekk loo xam ne. day jeexal sa doole. ndax faj bi dafa metti. dafa cher waaw te piqûre du ko faj. comprimé du ko faj. il faut que ñu opérer la. donc opération bi mun na dem ba ay 900 000 francs. waaw bu dee nga. loolu yëpp jël ngeen ko en charge loolu yëpp ñun jël nañ ko en charge. yéen a koy opérer du fay dërëm ba pare bu ngeen accompagner ko. ñu accompagner waat ko. jërëjëf waaw ba pare am nañu beneen fond boo xam ne. boobu victime de viol yi la. parce que bu njëkk bi dañu gis ne que dañ lay violer ba pare. nga dem hôpital ñu ne la fayal certificat médical. ñu ne la fayal lii fayal lii. léegi ñun liggéey nañu ak waa INFP ba am na fond boo xam ne. dañ ñu ko jox. ñu bàyyi ko SEDAF Kousanaar. pour tout le département de Tamba. ñaanuñu ko yàlla cas yooyu bu amee. fond boobu la ñuy jël. ñu faj la. ñu jël sa certificat médical. macha allah ñu ngi def beneen plaidoyer aussi. pour côté juridique. bu dee cas yooyu am na. ñoo ngi def plaidoyer boo xam ne. bu dee dangaa soxla avocat. naka lañ koy jëlee. te doo fay benn dërëm. loolu liggéey boobu yëpp ñu ngi si. jërëjëf soxna Mariam luñ ñu cëraloon ci waxtu jeex na gërëm leen sant leen yéen mbokk téléspectateur ak téléspectatrice Tamba TV di leen dox dig daje ba beneen yoon di fàttaliku leen soxna Mariam Dabo moo ñu dalal tey fii nga xam ne moom mooy centre GIE Khady Fall Tall di femme de développement femme politicienne di yëngu ci loo xam ne Tambacounda la soxal soxna Mariam Tamba TV mi ngi lay gërëm di la sant wasalaam